aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel jamono bi bërëb bi nga xam ne ci la ñu nekk muy en direct depuis Touba Mbacké di dëkk bu sell bi fii ci résidence Cheikhul Khadim ci liggéey bi nga xam ne bés bi yàlla sàkk ni ñu koy waxee rek ci biir weeru koor gi moom la ñuy ànd ak yéen muy Mashrabu Safi édition 2025 di njàngum kuréel gi nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci résidence Cheikhul Khadim ci teewaayu ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides di jotaay bu am solo boo xamante ni ginnaaw tàkkusaan gu nekk ci biir weeru koor gi moom la ñuy ànd ak yéen ñu koy retransmettre en direct ci mbooleem plateforme ak chaîne YouTube yi ak télévision yi nga xamante ni ñoom dañuy reprendre signal bi ngir diffuser en direct li nga xam ne moom moo di jotaay bu am solo bi mbokki téléspectateurs yi tey la aljuma fukki fan ak ñett ci weeru koor atu 1446 ginnaaw gàddaay gi di le 14 mars 2025 ñu wéyal liggéey bi rek fii ci résidence Cheikhul Khadim di santaan nag bu baax a baax mbokk yi nga xamante ni teewuñ fii ci résidence Cheikhul Khadim waaye ñu ngi bàyyi xel fu fi nekk fenn fu nekk muy ci biir réew mi di Sénégal ba ca bitim réew nga xam ne saa yu tàkkusaan jotee rek kenn ku ci nekk dana toog sa téléviseur di bàyyi xel li nga xam ne moom moo di jotaay bi muy mboolem diaspora bi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak yéene gi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom la ñu ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou kon mbokk yi niñ ko àndoon ak yéen noonu la ñuy wéelee rek ñu dem ci biir suñu beneen reporter bi nga xam ne présentement mu ngi sur place ci fi nga xam ne moom moo di ci saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ci buntu bi rek muy Serigne Kosso Seye Serigne Kosso ñu ngi lay nuyu les ziar la ñu bala rek nga taataan foofu ay kàddu yoo xam ne day bàyyikoo ci kilifa yi rek ni ñu ko taataanee ginnaaw takkusaan gu nekk laata ñuy ñëwaat ci yeneen kàddu yoo xam ne daañu ko jël fii incha allahu rabbi. waa kay jërëjëf Serigne Fallou Sylla ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm noonu mu ko waxee tey jii di fukki fan ak ñett ci weeru Ramadan atum 1446 ba tey noo ngi ci barab bu tedd bi nga xam ni mooy kër Serigne Touba Khadimu Rasoul ci jataay bu am solo bi nga xam ne mooy Mashrabu Safi nga xam ne saa yu ñu egsee ci waxtu wi rek xam ngeen ni kilifa yu baax yi nga xam ne dañuy fekk si jataay bi waxtu wu ne di force aw yiw waaye di dundal ak bokk ñoom ñëpp dañuy ànd ak ñoom ci jataay bu am solo bi kii mooy Serigne Dame Mbacké moom Serigne Abdou Khadir Mbacké Saloum ñu fas yéene janoog moom rek sëñ Dame mu mel ni bis bi gis nañ ni diiru ba ñu tàmbalee ba tey yaa ngi ñëw di dund jataay bu am solo bi ana ban yëg-yëg nga am ci jataay bu am solo bi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha da koy fekke auzubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jataay bu tedd bi maa ngi nuyoo lislaam jiite ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér liggéey bi mu sémbu lépp mu mën koo àggale te ñu ànd ko ak moom ci barkab Xaadim Moustapha di siyaara mboolem mbokk yi nga xamante bi ñi ngi fii teew di wuy si ci woote bu tedd bii nga xamante ne bii bu ko sëñ bi tàmbalee ba léegi aw yiw rek moom lañ ciy jëlee di ñaanal it ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ko daa àndal te yàlla dogal ñu jiitu ñu ci jiital di ci fàttali ko suñ jëwriñ ju baax ja sëriñ Atou Diagne di ko ñaanal suñu borom jéggal ko te yërëm ko ak mboolem taalibe yi nga xamante ne bii daanañ teew ci jotaay bi te yàlla dogal ñu jiitu te ñoo leen di fekk ñaan suñu borom jéggal ñëpp yërëm ñëpp tàbbal ñëpp jannatul firdawsi daraje Xaadim Moustapha jataay bi nag am na solo lool ci xasida yi nga xamante ne bii maanaam dongo yu baax yi isbu tarxe ñi ngi ko fiy jàng am gi am solo yéeme na kawe na maanaam sax ay xalaati doomu aadama waaye bokkaat na ca la ca gën a yéemewaat mooy boole gi nga xamante ne bii Sëriñ Muntaxa mi ngi koy dajale bokk yi fii ci saal bi weeru lëm bat bu set ñuy jonjoo di saafonte kenn ku ne di xooli bëti yërmande sa morom lu am solo la ñu ngi ñaan loolu suñu borom yàggal ko lool te ñi fi ñëw ñëpp it ci aajo jun fi indi yàlla na ko yàlla faj ñu ne ci àll bi ñi nga xamante ni ñi ngi ci bitim réew fu waay mën di nekk di bokk ak ñun jotaay bi lépp luñ ci jëlee ci aw yow yàlla nañ ko bokk ak ñëpp ci barkeb Xaadim Moustapha sëñ bi Diop sëñ Youssou Diop di jàmbaar joo xamante ne bii pa séefam kawe na njort ñu ngi koy ñaanal suñu borom moog ñi mu àndal liggéey bi ñëpp suñu borom dool leen kàttan dool leen ay xéewal ba li nga xamante ni moom la sëñ bi bëgg lépp ñu defee ko ni ñu ko bëggee te lépp luñ ci jëf yàlla na ko suñu borom nangu ful ko denc ko fa yàq agut ci barkeb Xaadim Moustapha jotaay bi daal am na solo lool suñu borom nag baaxee nañu ba juróomi at bi ko sëñ bi tàmbalee wooteeg léegi benn bis lañ ko ci mas a tardé
benn bis booba la ko waraloon booba sëñ Mor Diop mu baax ma la ca Ndar moo génnoon àdduna ma demoon ca denc ba loolu boobu bis laa mas a tardé jotaay bii ndax àdduna dañ fay ñëw di sàkku aw yiw te xamuñu kañ lañ fiy jógee moo tax fépp foo xamante bi maanaam bu ñu fa demee dañ am lu ñu mën a yóbbaloo ëllëg o incha allah dañ fi fas yéene teew ñu ngi ñaan lépp lu ñu fi jëlee nag ñu bokk ak jullit yëpp suñu borom dolli xéwal yi dolli fee yàggal si Muntaxa ba sëmb yëm sëmb yëpp mu àggale ko dañu ànd kook moom ci barkeb Xaadim Moustapha jërëjëf sëñ Dame Mbacke ñi ngi ñaan sunu borom nangu ñaan yëpp ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul moom mi nga xam ne moo waxal ni ajran kabiran wa sawaban wal jasa wal waxdu li fi ramadana najasa loolu nga xam ne diggal nañu ci koor gi yàlla na ko sunu borom subhanahu wa taala defal kon mbokk yi damay daal di àndaat ak yéen dem fekki sëñ Fallou Syll incha allahu taala ci beneen côté bi. jërëjëf Serigne Kosso Gueye ci kàddu yu am solo yi nga xam ne taataan nga ko rek ci kilifa yi nga xam ne jamono bi ñu ngi ñëw fii ci résidence Cheikhoul Khadim di teewlu njàng mu am solo mi ñoo ngi taxaw ak ndongay tarbiya yu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di khalife général des Mourides di def liggéey bu am solo ci kër Serigne ba di taxaw Serigne bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci organiser ziar yi taxaw mbokk taalibe yi bu ñëwee ñu mën a gis Serigne bi waaye amal liggéey bu am solo fii ci mashrabu Safi bi ñoo ngi ak Serigne Abdou Hakim Mbaye ak Serigne Kosso Mesere ñoom ñu bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi Serigne Abdou Hakim yéen lan ngeen moo doon seen taxawaay fii ci mashrabu Safi ndax gis nañ ne ginnaaw takkusaan gu nekk wala lu ko jiit da ngeen ñëw taxaw fii nii am liggéey bu ngeen def ndax mënuñu koo leeral. auzu billahi mina shaytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina shaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun jërëjëf jëwriñ ñu ngi nuyu bu baax mboolem mbokk taalibe yi ñuy seetaan seen Al Mouridiyyah TV sunu teewaay fii gannaaw bi ñu amee ndigal ci kilifa gi gannaaw bu tàkkusaan jotee ahlu tarbiya bi nga xam ne moo nekk si biir kër sëriñ bi nga xam ne mat nañ fukk ak ñaar di ko defee comme noonu nga ko waxee di gàttandu gane sëriñ Touba yi di ko daayira yi fii nii nag si mashrabu Safi gannaaw bu 4 heures jotee dina mat juróom benn ñoo xam ne ahlu tarbiya dañuy jiitu bi li ko waral mooy gàttandu sëriñ bi ganam yi ndax wooteem bu rëy bii kat wax dëgg yàlla mbokki taalibe yi wuy si nañ ko bokki bopp mi wuy si nañ ko te moom mu waggar lool mbokkam yi nga xam ne moom la ko sëñ Touba daa nga dégg si ay waxam mu naan sama seenu xaddam la ngir ñu mën a am jataay bu baax nag boo xam ne du am ak kenn du xat-xatal ak ñoom moo tax ñu jiitu si di saytu barab bi kilifa gu ñëw ñu gàttandu la nga toog fi nga war a toog bu fekkee ne nag keneen nga xam ne xëy na yaa ngi doomam nga wala jarbaatam nga am na feneen foo xamante ni fa la leen sàppee moom ngay gis noonu moo tax bu 4 heures jotee rek ñun ñëpp ñu jiitu si doo daan tolloog 6 personnes wala 4 personnes yoo xam ne loolu lañ fiy jëmbal. kon liggéey boobu da ngeen koy ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi. waaw dañ koy ànd ak takk der yi di ko ànd ak waa daara Hizbut Tarqiyyah mu suñu borom dafa lu tawféex nag ñu am déggoo goo xam ne suñu biir gannaaw ba ñu ko tàmbalee ak tawféex sëriñ bi xàmmente moo jiitu ba pare ku ne xam nga taxawaay bi nga xam ne moom la sa morom taxawaay ba yàlla dimbal na ci werante ak xiroo ŋaayoo sax amul mooy tax mu yomb nii mu yombee Hizbut Tarqiyyah am nañ rôle boo xam ne moom lañ ciy suyee waa ahlu tarbiya ak rôle bi ñuy suyee ak takk der yi loolu lépp boo ko boolee nag mooy rek njàng mi ñu mën koo def ci teey sëriñ bi ñëw nu koy waxee kuréel gi war a jàng tàmbali ko ñu teewlu ko ñu jàng ko ci gën ngaa rafetu anam gën ngaa rafet ak anam loolu moo waral bu 4 heures jotee comme ni ma la ko waxee ñu bàyyi lépp loo xam ne nga doon def ñëw taxawu béréb bi. daa mel tamit ci wàllum xarala am ngeen nu ngeen di déggantee noo xam ne tey bu kenn nekkee ci biti danañ ko mën a wax ne ko am na kilifa guy ñëw ñu mën ko bàyyi xel. waaw mooy comme lii sëñ Thierno Mesere takk nii sama bos man yàlla dogal ñu randalkat yi randal ko maanaam ay rajo la yoo xam ne benn mbokkum taale bi dafa daan gis bu ndee composé daal tanti la ñëw siyaare si gis bu ndee composé muy yeex mu wax ak sëñ Thierno Mesere mii ne ko incha allah dinaa jàpp si liggéey bi dinaa leen wute ay rajo yoo xam ne mooy rajo yi sëñ Thierno Mesere takk sëñ Fallou Mbaye moom mooy ëkkëy moom mooy taxaw ci buntu ba yàlla dugal na kilifa yi nga xam ne ñooy rekk sëriñ Mountakha di sët sëriñ Touba yi moom xàmmee na lañ fu leen séenee moom moo leen di gàttandoo ci buntu bu leen gàttandoo nag appuyé na wax ak Mountakha Mesere mi si buntu bi wala Moustapha Mbaye wala sëñ Thierno Mesere ne ko si par exemple sëñ Moustapha Abdoulaye mi ngi ñëw wala mu ne ko sëñ Mahmadan moom sëñ Abdoulaye mi ngi ñëw su ko defee bu egsee rek ñu xam ñu préparé ko ba mu mën a jàll ci anam boo xam du am benn coono loolu moo waral loolu jërëjëf sëriñ Abdou Hakim Mbaye ci leeral yu am solo yi nga xam ne def na ko mu jëm ci liggéeyam ndongoy tarbiya yi nga xam ne ñoo nekk ci kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di khalife général des Mourides dafa amal liggéey bu am solo waaye nag di wéyal
liggéey boobu fii ci résidence Cheikhoul Khadim ci Mashrabou Safi kon ñu demal ci biir salle bi rek ci ñu jébbal antenne bi Serigne Kosso Seye mu am yeneen kàddu yoo xam ne da koy taataan foofu ci kilifa yi laataa ñuy jël yeneen kàddu fii ci biti. bu baax a baax di la gërëm waaye ñu ngi sant baax mbokki téléspectateurs yi fu fi mën a nekk ci àdduna bi rek sëñ Moustapha mu mel ni tey ñëw nga teewe si jataay bu am solo bi nga xam ne mooy Mashrabou Safi muy jataay boo xam ne dañ fi dundal alquranu karim di fi dundal xasida Serigne Touba yi waaye di fi dundal jataay bi nga xam ne mooy jataay Cheikh Mamadou Mountakha bi Serigne Moustapha boo ñëwee ci jataay bi mel nii ana lan ngay yëg sa diggante ak Serigne bi. asalaamaaleykum sëñ Kosso maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki taalibe yi lay topp yëpp di wax ne jataay bi moom boo fi ñëwee li ngay yëg mooy yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba ndax ñi fi daje ñëpp koo ci gis mu ngi yor kurus maa mu yorub dollu maa mu yor waxa boobu alxuraanam kon lu mu gàtt-gàtt lu mu gaaw-gaaw lu mu yaax-yaax jaamu yàlla rek a fi am ci jataay bi mu jataay boo xam ne itam dañ ciy sant sëñ Mountakha ndax dundal gi mu dundal dëkk bi ci koor gi ak ni mu boolee murid yi ci koor gi ak li murid yi yëg buñ toogee fii ci bis bi loolu yàlla rek la ñuy ñaan mu fayal ñu ci sëñ Mountakha yàlla rek la ñuy ñaan mu fayal ñu ci sëñ Mountakha ndax yëg-yëg bi daal kawe na lool neex na lool it ci murid yi alhamdulilah. waa kay jërëjëf mbokki téléspectateurs yi jërëjëf Serigne Moustapha noonu nga ko waxee rek yàlla na suñu borom yàggal lool Cheikh Mamadou Mountakha ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba ci ñaan gu am solo gu nga xam ne ñaan na ko ci Mafatul Bichri muy lil Mountakha awsil bi xayri law mi bu saaratan taxludu kulli yow mi nawwir bi jaahil Moustapha mamari wa majalisi wa maskani yu birri kon mbokk yi lii lañ leen jëlee woon ci salle bi rek incha allahu taala ma delluwaat antenne ba ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel ba léegi ñu ngi fii ci résidence Cheikhoul Khadim rek ci taataan kàddu yi nga xam ne day bàyyeekoo ci kilifa yeeg mbokki taalibe yi nga xam ne jamono bi ñoo fi teew ñoo ngi kenn ci ndongo tarbiya yi ginnaaw bu ñu jëlee ndongo tarbiya boo xamante ni moom dañoo yor wàllum kaaraange gi ak di xool kilifa yi dugg ñu ngi beneen ndongo tarbiya boo xam ne moom it ci kër sëñ Cheikh Mamadou Mountakha la nekk ndax fa la tarbiya fa la jàngee muy Mountakha Ndiaye Gabon nekk ci wàllum multimédia bi. sëñ Mountakha yow photographe xalif général des Mourides gis nga Mashrabou Safi depuis bi ñu ko dooree ba léegi yaa ngi koy ànd ak mbokk taalibe yi di leen baaxee ay nataal yoo xam ne day bàyyeekoo fii liggéey boobu naka nga koy waajalee ak naka nga ànd ak équipe bi nga xam ne moom nga àndal liggéey bi. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk seetaan internet yi wala ci télévision yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax di tontu ci sa laaj yi nga xam moom nga ñu laaj. ca yaakaar naa liggéey bi sax foofu may commencé ma yaakaar naa yow dara umpu la ci ndax ñoo ko doorandoo en tant que donga daara wala en tant que tamit donga tarbiya ñëw ci liggéey bi di ci liggéey ba ñëpp di ko ràññee loolu sant yàlla la waaye lépp Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko def si ñun muy njàngam alxuraan mi muy njàngam xam-xam mi muy tarbiya tamit ci daara tarbiya bi loolu lépp moo ko def si ñun ba yàlla dogal li ñu nekk ci te li ñu nekk tamit dañoo jàpp ne murid yëpp lañ ci nekkal ñoo jàpp ne tamit képp ko xam yaa ngi yëngu ci li nga xam moom la ñuy yëngu yow lañ fi nekkal ndax ñun yaakaar naa ku ñu xam depuis bañ commencé liggéey ba léegi ñu ngi ànd ak waa daara Hizbut Tarqiyyah ba ci seen activité yi ñuy def ba ci seen ziar yi ñun ñu nekk am donga daara ci seen biir mu mel ne sax ci seen biir lañ bokk ci yaakaar naa sax ci seen biir lañ bokk ñoom it ñu nekk nit ñoo xamante tamit wax dëgg yàlla ñu ngi yaatal di rafetal wax dëgg yàlla yaatal ñu seen biir ñu àndandoo liggéey bi ci yaakaar naa comme ni nga ko gisee ren dafa mel ne liggéey bi dafa gën a mucc ayib sax boo seetloo àndandoo bi rafet na lépp rafet na ci wàllu photo yi même photographie fi nekk yëpp di photo kenn ku nekk yaa ngi def li nga xam moom nga man ak li nga xam moom nga war a wane ak li nga xam moom nga war a jox taalibe yi ngir ñu mën a am mbégte ci Cheikh Mamadou Mountakha te ku ñaanal mu yàgg fi loolu tànn ko wér. gis nañ tamit nataal yi am na yu nga xam ne da ngeen koy jël fii ci accueil bi ci entrée kilifa yi am na tamit ñu nekk si biir ndax loolu lu ngeen organisé loo xamante ni da nga am équipe yoo xam ne ñooy relayé. waaw xam nga mën na nekk équipe waaye teewul kenn ku nekk tamit da ngay ñëw di bay sawaar wala ñëw tamit di jàpp ci liggéey bi ca fii daanaka liggéey la boo xamante képp koo xamante ne yaa ngi fiy liggéey sa bopp rek nga koy defal
ci liggéey bu yaatu bu toll nii nag daanaka àdduna bépp lañ koy defal daanaka ñëpp teew nañ kon kenn ku nekk da ngay ñëw bay sawaar wala nga ñëw def li nga man waaye équipe bi tamit ñi fi nekk ñëpp ñoo bokk nday bokk baay kenn ku ne yaa ngi def sa warteef yaa ngi def sa liggéey ndax kenn ku ne am nga ñu lay xool am nga ñu lay suivre am ñu lay topp ba ci daara Hizbut Tarqiyyah ñoom tamit am nañ ay photographe kenn ku nekk daal yaa ngi liggéey sa liggéey muy ñëpp ñi fi nekk di rafetlu tamit taxawaay waa daara Hizbut Tarqiyyah bu baax a baax fàllu ndax seen taxawaay dafa rafet seen liggéey dafa rafet seen yaatu dafa rafet ak boole lépp mu nekk benn kon nag loolu ñu ngi sant baax dañ leen ci gërëm di ñaanal Serigne Youssou ak mboolem daara Hizbut Tarqiyyah yëpp suñu borom may leen gudd fan gu ànd ak wér bañ yàgg koo teewee ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha yéen sëñ Fallou ñu ngi leen nuyu gis nañ sa taxawaay yaag sëñ Koso ak équipe bi ñu Abdou Karim Abdoulaye Diop gis nañ gaay yëpp seen liggéey wax dëgg ñu ngi ko rafet bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Serigne Mountakha Ndiaye Gabon moom mooy yor Gabon production di nekk photographe xalif général des Mourides waaye tamit académie mi nan moom muy ànd ak mbokk taalibe rek li nga xam ne moom moo di Mashrabu Safi ñu ko doon taataan li nga xam ne moom moo di ay kàddoom kon mbokki téléspectateurs yi nga xam ne présentement yéen a ñuy bàyyi xel fii ci résidence Cheikhul Khadim incha allah rabi dañuy dem ci rési rek ñu jébbal kàddu gi ki nga xam ne moom moo di Serigne Mansour Seck mu wéyal liggéey bi nga xamante ni moom moo jëm ci lii di waajal li nga xam ne moom moo di programme bi ak kuréel yi nga xam ne moom mooy jàng tey ak jàngat yi nga xam ne moo jëm ci xasida yi nga xam ne moom la ñu indil tey kon bisimilah Serigne Mansour. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy santaat bu baax ñuy sant ñoom sëñ Fallou Sylla ñi nga xam ne ñoo doon jottali léegi waxtaan yu am solo jëm ci xew-xew bi muy almashrabu saafi min al manbai shafi tey kon xam ngeen ne tey la fukki fan ak ñett ci weer Ramadan dëppoo le 14 mars muy bisub ajjuma di ngeen ko gisee salle bi day teel a fees ajjuma ji ndax nit ñi buñ jógee ci jàkka ji rek ci jumaa ji rek dañuy daal di jubal ci salle bi moom waral kon daanaka day teel a fees tey nag li nga xam ne mooy programme bi wax nañ leen ne Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tiwaawoon ñoo yore njàng mi tey ci kanamu sëriñ bi muy ci njiital sëñ Xaadim Mbay moom mooy jiite njàng mi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gàttandu sëñ bi gunge ko tam mooy Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Kaolack ci njiital sëñ Abdoul Ahad Ba kon loolu mooy programme bi nga xam ne moo fi am tey incha allah te dañu war leen ko dégtal ñuy santaat bu baax ci li nga xam ne mooy liggéey bi ci nii muy doxe nii muy tëdde nga xam ne lépp suñu borom def na ku ne yaa ngi jàpp fi nga war a jàpp ba lépp mucc ayib loolu lu mat a sant yàlla la ñuy ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér li nga xam ne moo ci topp nag mooy danañ jox kàddu gi Serigne Ablaye Wade moom dana def benn bunt ci wàllu xasida yi ci anglais lay doon ndax xam ngeen ni du rubrique boobu dugg na incha allah dana leen présenté genn xasida goo xam ni dina am solo lool wax nañu defe naa kun kaatiman lay jël tey kon loolu ñu dinañ ko teewlu mu doon loo xam tam dana am solo lool su noppee incha allah dinañ dellu si ngir jël li nga xam ne mooy programme bi ci des ñu jot leen ko incha allah kon ñu jot bala kàddu gi rek ba ci kanam incha allah. Thank you very much. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to this Mashrabu Shafi min al Manbai Shafi. It's always a pleasure to be here with you. We pray that God, grant long life to the Khalif General of the Murid community, Sheikh Mamadou Mountakha, and that he brings also peace to all the Muslims all over the world. Today we're going to talk about a very important qasida of Serigne Touba, which is Kun Katiman. Kun Katiman is an 8-verse poem written by Sheikh Ahmadou Bamba in the Kamil meter, like in Ya Jumlatan or Rabbi Karimun. It has no title of its own. The incipit, meaning the first words, play this role. So the only thing that the only thing that God has commanded to the Prophet to ask, increase in it is knowledge.
it is said in the Quran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. And the Prophet also himself emphasizes the importance of knowledge by saying that طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ, meaning that seeking knowledge is an obligation to all the Muslim, whether they are men or women, male or female. So Kun Katiman is most of the time presented as a poem which talks about knowledge and which is addressed to those who are learning, those who are seeking knowledge. But when we look at this poem, we can see that the Sheikh talks about things that are also more large than only the one who is seeking knowledge. And we can see it when we can present Kun Katiman as a cut of conduct of the learner. So the Sheikh talks about much more than the learner, but this poem is addressed to all Muslims regardless of their conditions or status. So its teachings go beyond the only learner. That's the reason why in the first verse the Sheikh writes, Kun Katiman lid-durri wal busa tanal qasdan wa ta'lul jila ya muta'allimu, meaning that Kun Katiman lid-durri wal busa tanal, meaning carry your burden of pain and suffering with courage. You will reach your goal and surpass your fellow man, O you the learner. But when we look at this first verse, it can be a surprise for those who are waiting, or those who are expecting to have an advice which is going to talk about pedagogy or something like that. Because in this first verse, the Sheikh is talking about the way that the learner should behave. But remember, we are talking about Sheikh Ahmadu Bamba, who is a great educator and also a true guide for the soul. That is the reason why instead of diving straight into teaching methods, he first focuses on the learner's psychological, physical, and let's say, physical also environment. So that is the reason why he encourages them to be resilient, strong, and mentally tough. This mindset is essential. There is an essential foundation. It is an essential foundation for the one that is seeking knowledge. So I said it is a mindset that is essential for the one that is seeking knowledge. The verse 2 follows the same direction as the first one. The Sheikh says, avoid lamenting, be so patient and enduring that people think that you lack nothing. Here, the Sheikh is preparing the ground for the incredible wealth that is knowledge. If the learner constantly complains or lacks endurance, they risk losing their way on the path to acquiring knowledge. That is the reason why the Sheikh continues in verse 3 by saying that knowledge is not given to the one who fears hunger, yet our Lord provides for every enduring disciple. Here the nature of the sacrifice required becomes crystal clear. Hunger is presented as a valuable pedagogical experience, one that shapes the learner and bears fruit for people of all ages. Now the time has come to talk about learning itself. From verse 4 onward, the author begins to give advice specifically dedicated to pedagogy or related to pedagogy. He writes, you who wish to acquire knowledge, commit yourself to regular revision. This highlights the importance of being prepared despite challenges such as lack of food or family conditions that cannot be as good as they should be, or absence of family support. So it means that in such circumstances, the learner must remember that the effort is truly worth it. The most puzzling aspect of the poem Kun Katiman is that after the fourth verse, none of the lines directly address pedagogy. Ultimately, what truly matters are the values instilled in the mind of the one seeking knowledge. Nevertheless, the Sheikh writes in verse 5, do not worry about possessing wealth, for the Master of Creatures provides for those who seek knowledge. This advice is a reminder to stay focused on the goal. Otherwise, distractions and a lack of concentration can completely destroy the thirst, the appetite we should have for knowledge. In verse 6 of Kun Katiman, the Sheikh states, fear Allah out of respect for religion. This is a firm and binding prescription shared by all of God's servants. You know that the fear of God is an essential element for every Muslim, as it serves as the connection between the creature and his creation. The Sheikh continues in verse 7 by saying,
Stay away from nubile girls and ladies, for in their company you will find only misfortune. It means that, this verse reinforces a fundamental principle in Islam, the avoidance of unnecessary mixing between men and women. This call for distance is seen as the surest path to avoiding the grave sin of fornication. Verse 8 serves as a summary. Never trade this world for the hereafter. Whoever does so will regret it. La tashtari dunya bi ukhra ya fata man baha nuran bid-duja fasayandamu. Meaning, it is a statement that serves as a measure. Before any action, a Muslim must question its purpose. Is it meant to satisfy a concern of this world, or is it an investment whose reward will be received in the hereafter? Thus, this final verse of Kun Katiman functions as a warning, urging the Muslim to reflect and return to reason. In conclusion, we can say that Kun Katiman is more than just a poetic guide, or let's say a poetic guide for learners. It is profound reflection on the values, patience, and dedication required in the pursuit of knowledge. Sheikh Ahmadou Bamba encourages endurance through hardships, prioritizing spiritual growth and intellectual perseverance. Each verse of Kun Katiman invites the reader to consider their intentions, whether in seeking knowledge or living a righteous life, reminding us that, for our actions must be rooted in a deep sense of purpose that transcends the material world. The poem is a timeless call really to both self-discipline and spiritual awareness, urging us to stay focused on the ultimate goal, which should be the hereafter. So wish you very nice mashrab today, and give you just like appointment to another day, inshallah. Thank you very much. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñuy santaat bu baax sëñ Ablaye Wade ci buntu boobu mu ñu jëlal ci Kun Katiman ci anglais, muy programme boo xam ne niñ leen ko waxee woon mi ngi wéy di dox. incha allah nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba keroog ñuy àgg ci bis bu mujj bi ci weeru koor gi. di ñaanalaat Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax moom kat lii yëpp moom la. li nga xam ne moo ci topp mooy dañ leen jébbal kàddu gi sëñ Maam Saliou Dieng nga xam ne kenn la ci kuréel gi war a jàng tey, muy Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tivaouane ci njiital sëñ Cheikhouna Mbaye niñ leen ko waxe sànq, moo jiite njàng mi. loolu mooy programme bi nga xam ne tey jii moom lañ fi am. waxaat naa leen ni ñi nga xam ñoom ngeen dégg ñuy jàng noonu mooy Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Kaolack, sëñ Abdoulaye Ba moom moo ko jiite. ñoom ñooy ñi nga xam ñoo war a gàttandu sëriñ, ñoo ko war a gunge. kon du ma def lu jébbal kàddu gi sëñ Maam Saliou. sëñ Maam Saliou nga wax ñu tey yan xasida ngeen war a jàng ak yan daaj lay doon incha allah. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullah.
ginnaaw bu ñu ñaanalee Serigne Mountakha mu yàgg fi te ànd ak wér ñu ngi ziar mbokku taalibe yëpp di ñaan it sunu borom nangul ñu sunu koor te lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi rek incha allahu rabbi mu nangul ñu ko. kon programme bi nga xam ni moom lañ leen di indil moom lañ leen di présenté rek xasida bi ci jiitu mi ngi nekk lam yabdu ñu koy jàng daaju sëñ Mbay Jóob bu ñu paree incha allah nañ ci teg xasida ak Ramadan yi ibadati fi shirri ibadati nañ ko jàng ak shaitu anna allaha rabbil akramu kon daajoo yi sëñ Mbay Jóob it lañ koy jàng bu jugee ci loolu dinañ jàll ci xasida ak waxul jaa alxaqu ñu koy jàng daaju sëñ Alaaji Siise bu ñu paree teg ci xasida xamitu man yaxsimuni min ad-darar di ko jàng xasida sëriñ Ibrahima Lo bu ñu noppee teg ci xasida liyan qaada rafaxna madaxtu nabiyal muntaxa ak yasuru ñu ngi koy jàng daaju sëñ Mayib Géey bu ñu jugee ci daaj yooyu dinañ jàng xasida allahu xilli abadan bu ñu noppee teg ci man zanna nii xasida yooyu nag ñu ngi koy jàng daaju Bay Abdou Diop bu ñu noppee ci loolu jàll ci xasida alhamdulillahi rabbil alamina billah ñu fas yéene koo jàng daaju waa kër Serigne Massamba donc xasida yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu leen bëgg a dégtal bu ñu noppee teg ci xasida ñaan muy farij bi jaahid Moustapha. jërëjëf Mame Saliou ñu ngi lay sant bu baax sant nañ baax leeral yi mat na lool mën nañ la bàyyi nga dellu ndax xam naa ne kuréel gaa ngi lay laaj bu ko defee ñu mën a continuer mën nga delluwaat ci kuréel gi jërëjëf sëñ Mame Saliou kon sant nañ bu baax ci leeral yooyu nga xam ne jottali nañu ko kon li nga xam ne moo ci topp mooy gis ngeen ne sëriñ bi daanaka yegsi na ci biir barab bi kon li nga xam ne moo ciy topp mooy njàng mi nga xam ne moom la ñu war a tàmbali léegi incha allah gis ngeen ñi mu baaxoo àndal ñoom lay wéyee di àndal ba tey nga xam ne ñoom ñoo koy topp fépp foo xam ne fii mi ngi fay dem ngir liggéey bii nga xam ne mi ngi koy def ci xasida yi muy lu am solo loo xam ne ñuy ñaan defaat ko ay ati at gis ngeen tamit personnel de sécurité bi ñi nga xamee ne ñi ngi taxaw ngir lépp tegu ci yoon dara bañ a rëq ñi nga xam ne tam ñoo yor yeneen fànn yëpp tamit ñuy def liggéey boo xam ne day tax ñi nekk fii mën koo jot ñi nekk sa sore si mën koo jot muy tawféex ju rëy joo xam ne suñu borom defalte nañu ko. Donc nous venons de voir l'entrée du khalife dans la résidence. C'est la preuve que dans quelques minutes la déclamation va démarrer et c'est un protocole qui est fixé. Il en est ainsi depuis plusieurs années. Vous avez également écouté la prestation faite en anglais par Abdoulaye Wade qui a fait un brillant exposé sur Kun Katiman, cet ouvrage destiné aux apprenants. Et au moment où nous parlons, les choses se précisent davantage. Nous avons vu la vertueuse famille de Cheikhoul Khadim, les frères du vénéré Khalif, ses fils, qui sont tous là. C'est un appel pour lequel personne ne veut être en reste. Et nous voyons également la sécurité qui veille au grain. Et la voiture de plus en plus s'amène dans la salle. C'est la preuve donc que la déclamation dans quelques instants va démarrer au grand bonheur des uns et des autres. Ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont, n'est-ce pas, très éloignés, dans les contrées les plus éloignées, pour pouvoir vivre cet événement qui est devenu un moment fixé dans l'agenda du programme du mois de Ramadan ici à Touba. Et il est heureux que les choses en soient ainsi. Nous voyons donc la salle est en train, n'est-ce pas, de se remplir davantage avec ces nouvelles arrivées. Mais figurez-vous qu'elle s'était déjà remplie depuis 14 heures, juste après la prière du vendredi. La prière du vendredi, évidemment, dès qu'elle se termine, la salle est prise d'assaut et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un programme spécial le vendredi, il faut le dire. Donc, vous voyez donc l'entourage du Khalif, Serigne Moussa Nawel, Serigne Galas Kalsoum, qui sont, n'est-ce pas, qui sont là toujours, et qui sont toujours présents. Nous voyons également, au moment où nous parlons, l'entrée de Serigne Moustapha Diatara, le recteur de la bibliothèque Cheikhoul Khadim. C'est pour dire que toutes les obédiences, toutes les familles, tous les lieutenants du Khalif, tous les disciples sont présents parce que c'est un vraiment moment qui est un moment fort. Et cette vivification du mois béni de Ramadan, aujourd'hui, s'est imposée comme une règle. Et c'est dire donc qu'il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Au moment où nous parlons également, le Khalif est très proche de la salle et il va s'installer. Nous voyons Seigneur Moustahine, les autres, n'est-ce pas, tout cela qui sont véritablement des habitués du lieu, qui sont des habitués du programme. Et vous entendez également le groupe qui est en train de l'accompagner jusque dans la salle. C'est le groupe, n'est-ce pas, Is de Nourdarin, Dadar, Isbtalchi de Kaolak.
Donc nous allons sans plus tarder rendre l'antenne. Nous percevons également sur les images Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdou Khadr, le porte-parole du Khalif. Et donc les choses sont prêtes. Serigne Youssou, le responsable moral qui est dévolu cette tâche de superviser ce programme. Donc nous allons donc sans plus tarder rendre l'antenne et vous laisser suivre ces quelques secondes avant le démarrage de la déclamation, Inch'Allah.